boo xam ne justice mu ngi ko yore justice dina def liggéeyam waaye loolu du tere itam ñun nga xam ne ñoo toogal askan wi ca pencum ndaw réew mi ñu def li nga xam ne mooy suñu liggéey. gis nañ nag ne yëf bi metti na trop waaye am na loo xam ne du si ñun ci justice la donc loolu dañuy bàyyi justice mu def liggéeyam. mu ngoog Ndeye Dimet gis nañu mobilisation ñi yëngatu ci wàllu wérgu yaram waxoon nañu ko ci ndorteel bi ñoom duñu accepter ñuy sacrifier ñenn ci ñoom te jàpp nañu ni laalewuñu ci mbir mi. bon ñoom dinañ leen comprendre parce que tamit solidarité de corps dafa am. mais aussi am na fu mu yem nañu bàyyi def justice def liggéeyam comme ni ko présidente commission santé ci assemblée nationale waxee. mais bii dafa nuroowul benn yoon ak affaire soxna Astou Sokhna nga xam ni foofu peut-être que ay témoignages la. ndaw si fi mu jaari mais fii bëgg naa ñu dem ndànk ci enquête bi parce que jàpp nañu sage-femme jàpp nañu ki nga xam ne mooy infirmière bi mais bëgg naa xam seen responsabilité fan la ci mbir yi parce que fii on parle d'explosion explosion foofu ñoom la lañ fi mënoon def am na ay inspecteurs yu fa nekkoon est-ce que ñoom formé nañ leen pour ñu mën a utiliser instincteurs yi ak kan moo war a utiliser instincteurs yi te bu ñu waxee instincteur foofu xel yi dafay dem ci maintenance est-ce que service bi nga xam ne ñoo yor wàllu maintenance bi est-ce que ñoom jour boobu ñu ngi fa woon te rapport directrice bi aussi li mu wax nañ ci bàyyi xel parce que wax na ni sage-femme bi ak infirmier bi ñu ngi fa woon kon donc foofu bëgg naa xam lan mooy seen degré de responsabilité y a aussi autre chose bu ñu xamante ne nii war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax hôpital Mame Dabakh boobu dafa nekkoon centre de santé après mu nekk hôpital de niveau 1 après nekk hôpital de niveau 2 lan moo ci aussi tamit responsabilité AGETIP bi nga xam ne moom moo nekkoon di transformer bâtiment bi jëlee ko ci centre de santé yóbbu ko hôpital niveau 1 puis niveau 2 donc tey wax dëgg yàlla yooyu yëpp war nañ ko mën a seet ndaxte bi yoon nag dafa nekk loo xam ne lu graaw la et puis tamit aussi Khady beneen question bu jar a laaj aussi mooy bébé yi au moment des faits ci yan condition lañ nekkoon est-ce que dañu amoon sous oxygène wala sous incubation donc wax dëgg yàlla c'est beaucoup de questions qu'on se pose mais encore une fois fii ni ñu jàppee ñaari agent de santé yi bëgg naa vraiment ñu leeral parce que explosion gaw ma ni ñooñu am na ci dara luñ ci mën mu ngo Mansour dégg nañu Cheikh Seck muy wax ne fi mu ne tâtonnement la yëf yi gën a ndiru ak itam dañ ci bëgg a laxas politique ba mu ëpp waaw tegaguñ ci loxo nag moom boo xoolee fi toll ñi ñuy teg loxo nii ak situation bi tegaguñ ci loxo parce que bu weesoo enquête bu police nga xam ni day chercher pour xam les coupables te mu doon lu nara doon lu jafe nag coupable moom mën ko déceler ci biir situation bi doonul lu yomb forcément nag ñi fa nekkoon rek la ñuy mën a jàpp comme ay coupable ok nga boolewaat ci enquête bi ñu ni moom la ministère de la santé sant waa Sénélec te kenn ku nekk xam ni bi ñu créé gul lii tudd xawma Coselec la xawma ku nekk xam nga ni Sénélec moom ci poto lampe bi ba ci sa buntu kër la yam sa biir kër yoonu Sénélec nekku ci donc li dugg ci biir luñ ci santé enquête waa Sénélec dafay poser aussi problème donc tegaguñ ci loxo ñetteel bi ci des mooy ministère de la santé en général yu mel ni bu amee dañuy dem def audit càmbar situation yi déglu techniciens yi parce que ñoom rek ñoom am jàppandalu bu ñu collaborer ak ministère yi mu concerné muy wàllu environnement muy ministère bi yor wàllu habitat parce que ñëpp dañ ciy laalaale parce que tabax bi mooy li tax ak climat bi nga xam ni ci la béréb bi ñuy denc xale yi nekk ci l'hôpital bi am na ci ñoo xam ni oxygène la ñuy liggéey am na ñoo xam ne ci wàllu gaz bi la ñuy liggéey am na ñoo xam ne ci wàllu courant bi la ñuy liggéey am na ñoo xam ci couveuse bi ñuy dugal xale bi la ñuy liggéey mais lakk gi fan la commencé dañu tàmm indi ñun court-circuit mais loolu itam enquête moo koy leeral parce que lakk gi am na foofu amoon na ay gaz wala oxygène donc war nañ def enquête bu ñu approfondi ci ay spécialistes te loolu. justement Mansour enquête bi ndax war nañ ko dénk Sénélec ndax bu ñu nee court-circuit mënoo ne nit dañ cee laale ba pare ne ko defal enquête nga wax ñu ndax yow la wala du yow. non foofu xam nga foofu itam du ma ci dëppoo ak ñu bëri. parce que bu ñu nee court-circuit la Sénélec daf ci laale. man ànduma ci loolu de d'accord ànduma ci waa Sénélec donc def enquête bi parce que enquête bi li ko sabab mën naa bañ a nekk rek benn coup de circuit boobu wala xëy na yóbbu ko tey fi mu yegg tey mais déggu li ma wax sànq laataa ñuy créer xawma naka Coselec xawma nu mu tudd seen affaire bu bees boobu di dugg ci bâtiment yi Coselec avant ñu koy créer dama ni waa Sénélec seen ay installation ci compteur courant bi lay yem li ko commencé ci compteur courant ba ci biir kër gi yépp yoonu Sénélec nekku ci est-ce que kon Sénélec moom dina dégager responsabilité bu xamee ni installation yi am ci bâtiment bi
moom du responsabilité am muy jéem a défendre benn électricien boo xam ne day demee ndaw la bon je pense mun na ci am lu mu ci dimbalee enquêteurs yi te ci rapport am mun na dimbalee enquêteurs yi ñu gën a avancer parce que man gisuma responsabilité Senelec ci biir accident bi bu fekkee accident bi ci biir bâtiment bi la am parce que nag Senelec installé au bâtiment man du ma baal waa Senelec benn yoon waaye nag wax dëgg yàlla gémmañ dëgg la bëgg tey maa ngi waxtaan sama benn mbokk pas-pas boo xam ni daf ma jox ay détails yu bëri ci wàllu installation ci wàllu courant xam naa mu ngi may seetaan ay audio yu presque 10 minutes di ma ci defal ay détails ba ma xam fan la responsabilité Senelec yam ak lu écarté Senelec ci lii nga xam mooy enquête bi ñu ko confié mais bu ñu nee Senelec moom moo yor courant mu nekk circuit ñu dénk ko enquête bi non Senelec yoonam nekku ci fi courant bi wàcc ci bâtiment bi ak ci biir bâtiment bi te defe naa ne lakk gi ci biir bâtiment bi la am nag mu ngoog leer na naañ Mansour ñu wax nag ci arrêté bi tukkee ni ki démb ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew ab expert électoral dékk nañu ko suñu micro mu daal di ci yëy yàbbi mu di Djibril Gning moom la moo xamle moo di bu fekkee conseil constitutionnel dafa dëggal dogal yooyu la tukkee ci ministère de l'intérieur dina am njeexital bu méttee métti bu mu nar a am ci ñaari coalition yi expert électoral bi di ci rax doole ni jafe-jafe yi mu ngi féetee ci interprétation loi électorale bi ndax bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddu dafa am complexité ci situation bi ni mel ñu déglu ko. bu ñu ko jàngatee ci kaw disposition code électoral bi nga xam ne ñoom ñoo tënk déclaration de candidature yi mën nañ ci jàpp ñetti takk bu njëkk bi mooy que comme ni ko code électoral waxee juróom benn fukki fan laata élection yi ministre de l'intérieur publié na arrêté bi nga xam ne moom moo war a porter listu candidature yi jëm ci élection législative yi alors ñaareelu takk bi mooy que am na juróom-ñeenti liste yoo xam ne bu fekkee ni bi conseil constitutionnel dëggal na décision wu ministre de l'intérieur dañ leen nar a dàq ñetteelu takk bi mooy bu fekkee ni bi mandataire yi nga xam ne gisuñu seen bopp ci liste yooyu def nañu recours daal di clamer ci conseil constitutionnel jox na dëgg ministère de l'intérieur bu boobaa loolu nag nar naa am effectivement jeexital bu diis a diis ci ñaari coalition yooyu ak ci processus électoral bi. ba tey ci wàllu wi waa Benno Bokk Yaakaar tàmbali nañoo yëglu ginnaaw bi ñu invalidé seen liste nationale ñeel suppléant yi Marcel Diana Ndiaye bokk ci secrétariat exécutif permanent bu Benno di dëggal ni kon ñoom def nañu ab recours yóbbu ko ci conseil constitutionnel mu rax ci doole ni dogal boobu léegi nga xamante ne dañu ko jël ni ki démb dafa safaanoo ak article L 149 alinéa 6 bu code électoral bi ñu déglu ko. ministre de l'intérieur daa jàpp ne awul yoon puisque respectewul li ñuy wax parité homme femme ñun nag ñu jàpp ne parité homme femme dëgg la parfois dañuy wax ne ñooy góor topp jigéen topp ou bien góor topp jigéen topp góor topp comme ça ñu toppalante jusqu'au bout mais ñun dañoo jàpp ne suñu liste respecté nañ toppante góor yeeg jigéen yi puisque liste bi 50% bi ay góor lañu 50% yi ay jigéen lañu alors donc loolu moom lañ jàpp ñun dañ ko apprécier globalement 50% ay góor 50% ay jigéen donc suñu nekkee ñun dañoo jàpp ne respecté nañ parité donc biñ ñu waxee ne daal foofu nanguwuñ ko ñun yoon may nañu nag ñu dem déposer nañ recours déjà ci cour constitutionnelle bi di xaar nag lu muy dogal mais ñun dañoo jàpp ne suñ liste aw na yoon puisque respecté na 50% hommes ay góor 50% femmes ay jigéen donc suñu demee dañoo jàpp ne liste bi paritaire na donc loolu mooy suñu position. ci ab communiqué conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi ñoom itam ñu ngi xam ne ni invalidation seen liste nationale teguñu ko fenn te dëppoowul ak yoon loolee tax ñuy woote ci ab confrontation naka noonu ñu xam ne ni coalition bi itam Mansour daal dina def recours yóbbu ko fële ca conseil constitutionnel mu mel ni ñaari coalition yëpp ku ci nekk dogal bi ñu jël ci yow nanguwoo ko. dañu ko nangu bu fekkente ne bi ki jël dogal bi li mu jël comme dogal dafa sukkandiku ci li yoon wax code électoral daañu nangu dogal boobu. bu fekkee dañu ne liste bi du dem parce que respecté wul parité c'est-à-dire que liste yi ni ñu éliminé woo ci ñàkk respecté parité la comprendre lan moo tax ak njaaba njale tëf yangal yi ñuy def xadi xam nañ ñi jigéen la Habib xam nañ ñi góor la ñàkkuñu ay militants ak ñi ñu dugal ci liste yi où est le problème encore une fois ñu may wax ay liste suppléant bu ma dem ci élection liste titulaire mooy du dem
wala liste titulaire mooy dem liste kon kay liste complet amu fa. ndax du dëggal Mansour ñenn ñiy wax ne bi ñuy defar liste yi dil daf ci am. ci yenn liste man thèse boobu laa défendre ba léegi te man moom laa gëm jusqu'à preuve du contraire ba léegi ba kaw may gis la leen di ko soppi man loolu laa gëm ku def dil ku ci nekk ku ci nekkul ñu ñi lëndëmal ci biir ce qui est sûr et certain mooy ñëpp bokkuñu ci dil bi. kan la wala ñan la xaw ma mais du ñëpp moom de toute façon du ñëpp am na ñoo xam ne kàccat lañ ci mais dama ni ni ñu njaabañ jàllee liste yi bi ñu soog a commencé premier jour fee laa toogoon fi ndey di may nekk. mooy bi Barth demoon doon seeti ni mënuñu gëm liste bu département bu Dakar du validé. ma ni déjà ñàkk nañu 7 députés. loolu mënuñu ko pardonner leader yu Benno Bokk Yaakaar yu doon yóbbu liste bi. parce que dynamique bi ñu présenté ñu gëm ko duñu consommer mukk ñu ñuy xañ 7 députés. Dakar tey dañu ñu xañ plus de 40 et quelques députés parce que fexe nañu ba ñu